nuyu di leen di ziyaara ci ziyaara bii nga xamante ne tey moom moo ñu fi indi sama kàddu nag bu ma koy yëkkati damay nuyu bu baax a baax le xalif général di Cheikh Aya maa ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko yàlla na ko fi yàlla taxawu ba yaakaar bi nga xamante ne moom lañ am ci moom maa ngi koy ziar di ko indil ziar président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall. Le président de la République Macky Sall di ko ziar ci turi Sénégal yépp di feddali it kóllëreem ci la communauté Khadr d'une manière générale mais la communauté moom ci lii nga xamante ne nekkin bi ñu nekkee ci biir réew mi ak jaxasoo beeg taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko ci wàllum diine di nuyu bu baax a baax Chérif Abdoul Aziz bi nga xamante ne doom la kilifa la sang la nuyoo bi nag bu ma ko jëlee teg ko ci loxoom lépp lu fi njaboot rek mu tegal ma ko ci seen loxo ñu leen di ziar bu wér di leen di sant di leen di gërëm ñun nag fii nga xamante ne mooy département Pikine dañoo am loo xamante ne ñu bëree bëri dañ koy wër pour am ko ci réew mi te amuñu puisque Chérif bu fekkee ne fii ñoo ngi fii fekk ay at ci loo xamante ne fii mooy xayma gi mu fii ñëw toog fi ñu koy ziar di taataan ci moom muy ñaanal askan bi di ñaanal Sénégal yépp waaye fi mu koy ñaanalee Sénégal yépp nekk fi nga xamante ne fi lañ dëkk am nañ yaakaar ne naataange war na fee mën a am te am na fi sax puisque seen ñaan yooyu ñooy yi nga xamante ne ñoom ñooy walangaan ci biir département bi ba département bi nekk département boo xamante ne département bu ñuy roy ci département yëpp la sunu kàddu nag dinañ ko yëkkati ci ñaari yëf wala ñett benn bi mooy ci kàddu président de la République jëmale ko ci la communauté Khadr d'une manière spécifique waaye nag jëmale ko ci communauté musulmane d'une manière générale le président de la République dafa yëg xam ne réew mi suñu kilifa diine yi ñoom ñoo ko taxaw ñoom ñoo ko defar ñoom ñoo ñu bàyyee loo xamante ne tey bu fekkee ne jàmm ji sax na dàkk ci biir réew mi kilifa diine yi dafa am lu bare bare loo xamante ne ñoom ñoo ko fi dox bàyyee ñu ko ñun président bi mu yegsee mu jàpp ne combat yooyu nga xamante ne tey ñoo ngi leen doon combat ca ba ñu nekkee ci loxo yi njaam muy colonisation président dafa delloo si waat place bi nga xamante ne moom la sunu kilifa diine yi am ci biir réew mi tàmbalee ko ci programme boo xamante ne moom ci boppam moo ko xalaat yoreel ko boppam ñu loger ko présidence de la République mu nekk programme de modernisation des cités religieuses programme boobu nag mu ngi dem ci kër diine yépp taxawaay bi nga xamante ne moom la fa gouvernement war a am mooy ci dëkkuwaay bi ci nekkin bi fi nga xamante ne moom la ñuy war di recevoir gan yi di fa recevoir mbokkum taalibe yi président de la République sasoo ko defaral ko kër diine yi yépp ba taxawaay bi nga xamante ne waroon nañ ko ci am gëdd bi ñu war a jox sunu l'islam bi ñu jox ko kilifa diine yi jaarale ko ci ñoom jox ko sunu diine bi mu am nag loo xamante ne da koo teg ci loxo kilifa diine yi mu nekk modèle bi nga xamante ne moom la Sénégal di servir ci adduna bi yépp ci dialogue islamo-chrétien waaye ci xeex wàllum terrorisme ba ci réew mi loolu yépp gisaguñu ko fi mu sant kilifa diine yi ñu xalaatal ko proposer adduna bi solution boo xamante ne war nañ leen di jëlee ci lii nga xamante ne moom mooy terrorisme yaakaar na ci kilifa diine yi rawatina nag la communauté Khadr bi nga xamante ne ñoom lañ fekk si ñu jàpp ne ak ñoom kat ci ni ñu taxawoo réew mi
bu ñu ko yaatalee war nañ ko mën a taxawu adduna bi taxawu ko toute la communauté musulmane ba won adduna bi ne l'islam amul benn yoon boo xamante ne am na lu jëm ci wàllum fitna. L'islam religion de paix la, religion buy dox ci jàmm la, religion buy boole askan la, religion boo xamante ne ku ko am ku ci nekk jàpp naa ne am na lu bare bare loo xamante ne jomb nga ko defal sa bopp. kon nag ci lii nga xamante ne mooy wàllum terrorisme boobu dafa am loo xamante ne dafa feeñ ci internet bi mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jël yëpp di leen di yóbbu ñuy wax ay waxi jihaad ci internet bi lañ leen di jëlee te ci biir internet bi nag war nañ gën a yar suñu mbokkum taalibe yi ba ñu xool lan ba ñu ràññee li ñu war a xool ci biir internet bi puisque nag jàpp naa ne fii ci réew amuñu wax dëgg yàlla complexe boo xamante ne war nañ koo am ba di jéggaane ji sax xam-xam ailleurs puisque kilifa yi nga xamante ne am nañ ko ci biir réew mii lu ko dalee ci xaadir yi dalee ko ci laayeen yi dalee ko ci murid yi dalee ko ci tijaan yi dalee ko ci ñaseen yi ci kunta yi jàpp naa ne ay borom xam-xam yi nee na fi nekk ku bëgg a jàng am nga espace yu bari yoo xamante ne mën nga fee jàngee sa diine te moytu internet bi nga xamante ne léeg-léeg sax ñi nga xamante ne dañ ciy def message dañ lay taggal sa sëriñ pour mën a rek nga mën a lire li nga xamante ne moom lañ ci def waaye boo demee ba ca biir am na message boo xamante ne ñoo ngi la koy jox te baaxul message boobu nekkul li nga xamante ne mooy message su islam. kon nag bu ñu bëggee jàng suñu diine bu ñu bëggee xam suñu diine ku ñëw ci Chérif tey Abdoul Aziz da nga jàng ba doyal ku dem tey ci nga xamante ne mooy Touba da nga jàng ba doyal ku dem ci ñi nga xamante ne ñoo nekk Layeen di nga jàng ba doyal ca ñaseen yaa Tijaan ya kon ñun nañuy ndamoo suñu kilifa diine yi nga xamante ne ñoom lañ am ci biir réew mi ànd ak ñoom ñu jàngal ñu suñu diine ba ñu mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu war boo xamante ne mën nañoo yóbbu àjjana ji nga xamante ne ëllëg moo tax ñuy liggéey fii ci àdduna. beneen taxawaay bi nag day nekk taxawaayi xarit taxawaayi mbokk taxawaayi àndandoo ñëw fekk si seen doom seen xarit seen rakk seen mag seen jarbaat muy Ahmed Carrière. président Ahmed Carrière dafa am loo xamante ne président de la république da ko bàyyee xel fekke na ay yoon yoo xamante ne président de la république Macky Sall yëkkati na kaddu di ko jigalale ci moom te moom sax fekkewu ko kon nag taxawaay bi nga xamante ne moom nga taxawu la communauté taxawu ko ci weti président de la république Macky Sall jàpp naa ne ñun ñii nga fa taxawal jàpp naa ne nag dama am ay kaddu cant ak ngërëm ci sa taxawaay waaye it dénkaat la bu baax a baax Chérif dénkaat la bu baax a baax xayma gi dénkaat la bu baax a baax sunu kilifa yi ak mbokkum taalibe yi nga xamante ne ñoom nga àndal yépp ci diine ji ak ci communauté bi ñu gën laa jàpp bu baax a baax jàppale la puisque jàpp naa ne président de la république bàyyi na la xel lool te mën na laa jàppale boo xamante ne di nga mën a jege pour gën a jàppale communauté bi nga xamante ne dañoo am yaakaar ci yow. man nag dafa am relation personnelle boo xamante ne dama koo am ak yow foo munti nekk ak ci loo munti nekk boo ma wooyee dinaa ñëw fekk si la dooleel la accompagner la ba mun a témoigner si say kanami mbokk taxawaay bi nga xamante ne am nga ko ci weti son excellence président de la république Macky Sall ak yaakaar bi nga xamante ne am na ko ci yow. may delluwaat nag ci bés bi nga xamante ne moom moo ñu indi muy ziar bi di ñaan nag kilifa gi di ko ñaan mu ñaanal le président de la république Macky Sall ñaanal ko bu baax a baax taxawaayam dëgër ba yéene bi nga xamante ne am na ko ci biir réew mi mu mën kaa motale parce que nag président de la république ku jar a jàppale la am na ambition ci réew mi am na yar am na teggin te jullite goo xamante ne tey am yërmande ci askan bi te lépp loo xamante ne mu ngi koy dox pour askan bi mën a yokk kon nag ku mel noonu bu fekkee ne dañoo am ay kilifa yu ñu yaakaar ne ñoom ñoo yore réew mi te ñoom ñoo mën a jëmale réew mi ci kanam
te gëm ne it ñoom bu ñu ñaanee yàlla may leen dama leen di ñaan ñu ñaanal son excellence le président de la république Macky Sall ñaanal ko wér ñaanal ko taxawaay ñaanal ko it lii nga xamante ne sumb na ko ci biir réew mi yàlla oyofal ko ba yi mu yéene ci réew mi askan bi yëpp mën cee jot puisque gëm naa ne nag njëriñi askan bi rek la mën a doon kon nag fii laa bëggoon a yemale sama kaddu di leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax a baax sant it toute la grande délégation bi nga xamante ne moom laa indi fii loolu day wane rek fi nga xamante ne foofu nga ma tollu amet bari woon naa programme lool waaye depuis 4 heures la pare bàyyi programme bi yëpp taxaw di la woo ne la 4 heures pare naa pour ñëw ànd ak yow ci sa bés bi ci suñu bés bi kon nag le président de la république li nga xamante ne waxoon nga ma ko pour ma wax ko yàlla xam na ne jottali naa ko waaye dafa fekk mu amoon gan muy président ghanéen bi jóge ci it bàyyi ko fi sax dem tukki ci soxla yi nga xamante ne tey sur le plan international dañ ko cee soxla puisque leadership am nag wane na ko partout ba tax ba fépp foo xamante ne ci àdduna bi soxla nañ ko pour soxla ko mu taxawu leen mais daf ma ne woon bàyyil ba ma ñibbisi bu ma ñibbisee am na loo xamante ne dinaa la woo ñu waxtaan ci nga waxtaan ceeg sa leader waxtaan ceeg sa référence ci politique waxtaan ceeg ki nga xamante ne moom nga àndal ci politique muy le président Macky Sall mu wax la ko yóbbante la ko ci communauté bi nga ñëw jëflante ko communauté bi puisque gëm naa ne président moom moo aay nag ci waayam maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci accueil bi rafet na lool accueil bi neex na li ñu fi gis ci spectacle saw wone na ne Sénégal boo fi doon jeex ci wàllum culture wax dëgg yàlla am na loo xamante ne mën nañ koo jaay extérieur te jàpp nañ ne lii nga xamante ne mooy la culture Mor la culture de la communauté Mor au Sénégal nekkatul culture beneen réew waaye suñu culture la puisque yéen nag ci ñu ngeen bokk ñu bokk ci yéen maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax di leen di baalu ak. jërëjëf monsieur le ministre Pape Ndong ñu ngi koy xaar mu sànni ay baat ci tubaab. boobu moom xam naa ne. pour saluer toute la communauté khadre du Sénégal qui se réunit à l'occasion du ziar organisé par la communauté ici à Pikine. Et je suis venu au nom du président de la République apporter le soutien de son Excellence le président de la République d'une manière spécifique à la communauté khadre, mais d'une manière générale à la communauté musulmane. Le président de la République a engagé depuis un certain temps pour rétablir la dignité de la communauté musulmane, mais aussi rehausser la dignité de nos dignitaires musulmans en mettant en place un programme spécial de modernisation des cités religieuses pour accompagner la dynamique de la foi à s'exercer en plein exercice. Donc voilà un président de la République soucieux du dialogue islamo-chrétien qui vaut dans ce pays et qui a lancé un appel à toute la communauté religieuse de donner en exemple le Sénégal, mais aussi de proposer un modèle de lutte contre le terrorisme, un modèle de lutte contre l'islamisme radical, qui aujourd'hui, croyant s'appuyer sur les leviers que constituent nos guides religieux du Sénégal, et l'exemple de la communauté du Sénégal peut servir au monde à lutter contre ce fléau qui est en train de gangréner et de salir le nom de l'islam. L'islam qui est une religion de paix et de tolérance. D'ailleurs, je lance un appel à tous nos dignitaires et à tous nos guides religieux de continuer à éduquer l'ensemble des talibés, des croyants, de faire attention aux nouvelles technologies, surtout que l'Internet. Aujourd'hui, on voit passer des messages au niveau de l'Internet, des messages où ces terroristes pêchent en général leurs clients pour aller faire des forfaitures. Et ainsi, ces messages qui sont distillés dans le net, il faut faire très attention. Puisqu'en réalité, nous n'avons pas aujourd'hui en tant que Sénégalais d'avoir le complexe de quoi que ce soit en termes d'enseignement religieux. Nous avons des foyers religieux dans ce pays qui nous ont inculqué, qui nous ont éduqué les valeurs de l'islam. Donc pour apprendre notre religion,
Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'être dans l'internet. Nous avons partout des guides religieux, que ce soit le mouridisme, que ce soit le khadria, que ce soit les laïens, les nyassènes, la tijania. En tout cas, toutes ces communautés religieuses nous permettent d'acquérir les sciences théologiques, les sciences islamiques pour exercer une religion dont nous sommes fiers de nos guides religieux du Sénégal. Donc le président de la République à la communauté Khad réaffirme son engagement, sa détermination, mais aussi son ambition d'accompagner cette communauté à exercer sa foi à tout moment et à tout temps dans d'excellentes conditions. Ainsi, je suis venu aussi apporter un message personnel. Vu le caractère qui me lie aujourd'hui au président Ahmed Carrière, qui aujourd'hui est un homme déterminé, engagé et qui bénéficie aujourd'hui de la confiance de toute la communauté Maure, qui aujourd'hui s'est engagé à accompagner son Excellence, le président de la République, dans l'élaboration du plan Sénégal, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. À ce camarade, à ce frère, à ce compagnon du président de la République, je voudrais tout simplement réaffirmer ici, devant ses parents, devant la communauté Khad, que c'est un jeune, c'est un homme à qui le président de la République voue une admiration et une considération sans précédent. Donc à la communauté, sachez que vous avez un fils, vous avez un homme qui est auprès de son Excellence le président de la République et qui l'accompagne, et que le président de la République, à travers sa personne, compte accompagner toute la communauté Khad pour en tout cas améliorer l'ensemble de leurs conditions d'exercice de la foi. Donc voilà un tout petit peu. Et le dernier message à lancer, l'appel à lancer, c'est de demander à Cheikh, au Khalife général, de prier pour le président de la République, de prier pour qu'il puisse garder une bonne santé, prier pour qu'il puisse continuer aujourd'hui à mettre en œuvre cette grande ambition qu'il a pour le Sénégal et qui est de mettre le Sénégal dans les rampes de l'émergence. Prier pour un Sénégal de paix, un Sénégal de stabilité, mais un Sénégal qui concourt à prendre sa place dans la géopolitique internationale et d'exprimer la place du Sénégal dans le concert, dans le quota des plus grandes nations. Voilà l'appel que j'étais venu transmettre au Khalife, transmettre à ses fils et à l'ensemble de la communauté. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis témoin ak façon bi ñu lay côtoyer ngeen di ànd di def seen ak mbooloo mu ne rawatina naar yi. dama dégg sànq ngeen ni nga xamu leen ni à part pël yi naar a ëpp ci Sénégal. non dama ni pël yee war a tegu ci naar yi, naar a ëpp ci Sénégal, pël doo tee tegu. da ngay compter rek sant yi. pël da nga naan ka ni ba ni si ni ja ni kan ni sow gasi. xoolal nag naar jeng jóob faal sugu jaxate taabaan jaxumpa jaay maa ngi ci juróom-ñetti sax. am na au sein d'une seule communauté il y a 8 noms de famille au sein d'une seule communauté. Ça prouve que à travers le Sine, le Saloum, le Kajoor, le Bawol, les Mours sont majoritaires. C'est au niveau de cette volonté d'être ensemble. nangu kenn jiitu pour l'intérêt général. li mooy sunu problème ñun. xam nga lu tax ma ne ñun métis lañu. dañuy de ay wolof yoo xam ne yi dañ ñoo jël sunu xol ak sunu làmmiñ def ko naar boo ko daggee rek ñu dee. nous n'existons plus. donc ngir yàlla lii dama ne woon bala Cheikh Abdoul Aziz mii di wax kenn du leen ko jox. yéen a war a mën a ànd tànn seen biir dooleel ki ngeen tànn dem da ngeen di dem. vous êtes des citoyens sénégalais. Vous avez droit au vote. Donc vous avez le droit de vous réunir, de vous regrouper en tant qu'entité
qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Il faut soigner cette maladie qui se trouve là, au côté gauche de tout un chacun, parmi nous les Maures. Cette maladie, c'est quoi? C'est la volonté de ne jamais être ensemble. Baaxul. Bon, point. Deuxièmement, ñoo ngi jublu ci wax ñoo xam ne ji jublu ci koo xam ne kii Cheikh na Cheikh Aya xalif général kullu xaadir moom ngeen ñëw di ziyaara tey ziyaara bi rafet na ziyaara bi mët na lépp loo xam ne lii bëggal na doomu aadama symbiose la de toute la culture négro-africaine booy xool poowu bambara ngi ci poowu wolof a ngi ci poowu séeréer a ngi ci poowu naar a ngi ci bii richesse culturelle xale yi wane nañ ko fi tey ngir bëggal kan ki nga xam ne tey xawsu yi ci katu rasulillah yi xawsu yi laa wax les princes des saints moom moo ci des ci doomu Cheikh Talibou yi yàlla la Cheikh na Cheikh Ahmad Fadel yore woon mu jaar ci Cheikh na Cheikh Talibou ak ku Cheikh na Cheikh Talibou jur ñëw ba ci Cheikh Talibou ak ku Cheikh Talibou yi jur loolu yëpp boobu mystique boobu force puissance mystico-spirituelle yëpp tey Cheikh Aya ko yore au bonheur de quoi des Sénégalais Sénégal war nañoo xoolaat lii lan la kii kilifa saint wàllu yu Cheikh na Cheikh Saad Bou defar samp leen Sénégal buñ leen dajalee ñoom ku ci ne sa famille ak say taalibe ah li ci des ci Sénégal dootul bare kon loolu xaadir yi yéen a ko moom ndax li ma wax léegi ci nu mbokk naar yi moo ñu dal ñoom itam dañu góorgóorlu xam ni yàlla jox nañu benn xalif boo xam ne bii mi ngi dajeeg centenaire Cheikh na Cheikh Saad Bou ci biir suuf mu réincarner toute la puissance spirituelle de ce grand saint qui jadis avait prié pour le Sénégal en 1872 alors qu'il n'y avait pas un saint ici capable de faire accéder quelques disciples soit au lieu céleste. ma wax loolu ci wolof 1872 maamu Cheikh Abdou Aziz maamu Cheikh Aya Cheikh na Cheikh Saad Bou bi muy dugg Sénégal à l'âge de 24 ans di ñaanal Sénégal benn góoru yàlla bu ñuy summil daal la nga mën a yóbbu nit def ko wàllu feeñu fi jàpp leen date bi en 1872 à l'âge de 24 ans mu ñëw fii Dakar tufli ci géej gi tufli ci suuf si ñaanal Sénégal gépp barik lana ya rabbana fi Sénégal boobu ñaan mooy daw ba léegi tey am na 100 ans sous terre xool leen ni mu mel kon lu yàgg dëgg la maam Seydi Hadj Malick ni ko jërëjëf Serigne Touba ni ko jërëjëf yow satu rasulillahi te xajoon na fi mënoon na ñaan nga ñaan boobu dëkk fi waaye déedéet dafa dem dellu Nimjaat gay ñu dem chaque année monsieur le ministre lii faites la remarque ñaareelu pèlerinage ginnaaw Màkka bi nga xam ne da ngay jóge dëkk dem dëkk mooy Nimjaat feneen foo jógee ci Sénégal ci biir Sénégal ngay def Sénégal kese la Sénégalais yi di génn at mu ne ci weeru koor nekk 15 000 16 000 20 000 personnes traverser la frontière mauritanienne dem am ak Cheikh na Cheikh Saad Bou ñeenti fan juróomi fan ndax moo ko waxoon nag moo ni woon wax vir li kulli zairin lana yazur fi shahri sawmika alladi faqa door bu ko am volonté jóge fa nga jóge ñëw tiim sama bàmmeel booy génn mu àndat ak benn bàkkaar soo feebaree na wér aajo bu mu doon nu mu toll na wér na faju waaw lii ñu am ko ci Cheikh na Cheikh Saad Bou xayma bii nag di un symbole prophétique fan ngeen gis ci àddina xayma bii fu dul ci waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou muy ndono rasulillahi moom la yoroon di wër di tasaare diine l'islam ba ñu demee ba l'islam tasaaroo
xalifa yi tànn ko wàllu yi tànn ko di dem ba ci Cheikh Abdou Qadir Jilani mu daldi dugg nag ci kër Cheikh na Cheikh Al Mamin dugg kër Cheikh na Jamat Fadel nga xam ni ñoom ganuk yàlla rek lañu duñu dal fenn dugg fenn dañu dal ci mbedd mi jaamu yàlla yi fekk leen ci mbedd mi ñu dégtal leen diine l'islam ci mbedd mi di leen tegal ci mbedd mi lii il faut ñu leeral ko buñ ko leeralul nit ñi duñu xam lan la dañu foog ne rek kuy dem la di wër addiya di laaj addiya non Cheikh Aya est un docteur des âmes day faj am day faj ruux soo jàkkaarloog moom soo ruu lu mu dëgër dina nooy gis nga fi mu jógee ku fi jógee xam nga jël camion duy ko dugub ba mu fees nga wàcce ko ci ruq bee xëy na da nga koy sëf waaye mën nga fexe ba dugub ba du fa ruus déedéet kooku mooy fexe ba gis tam jërëjëf waa kër Cheikh Boubacar Doucouré lii lépp teraanga la waaye ndab li nga xam ni dañ koo raxas ba mu set ba mu mëntee xaj seen baaya kon ñu haale kaan kemti laa du daali mi nu nguulu yaakaar ko fekkee Nouakchott amul jot soo ko ganee Nouakchott 7 heures du matin ba ko koy yeewaat kii mooy Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz Sigil ci kàttanu yàlla borom yërmande ju rëy gu fort te riche lool jëbale ko ci ki nga xam ni mooy sunu président de la république du monsieur Macky Sall bi nga xam ni moom dëgg la mooy président de la république waaye ñun dañ ko jàppe ni dafa bokk ci famille bi di sunu doomu bopp hakada yaxsibuhu ammi wa abi noonu it ñu ko jàppe moom moomu noonu la xamee ni ci famille bi la bokk ni ma ko waxee man te it noonu la ko sama baay jàppe wa xukumatihi wa xaasatan الوزير الذي قدم علينا فإننا نسلم عليه ونشكره. nee na maa ngi nuyu l'ensemble de son gouvernement rawatina monsieur le ministre Ndaw mi nga xam ni Pape Ndong mi nga xam ni le ministre Pape Ndong mi nga xam ni moom moo ñu fekk ci bés bu tedd bi wax fi wax ju rafet ji moom it ñoo ngi koy nuyu gën gaa màgg nuyu. ونشكر السيد الرئيس محمد كرير الذي ما زال يعطي من وقته ويعطي من ماله وجاهه في إحياء هذه الطريقة القادرية وخدمة البيضان الموجودين بالسنغال خدمة تامة لا نقص فيها ولا شيء. nee na may nuyut ki nga xam ni mooy président Mouhamed Karer mi nga xam ni du dooleem du alalam du waxtoom lenn la yaxanal ngir lan tarixa xaadir bi jëm kanam ci biir diine l'islam waaye ngir lan li nga xam ne mooy xeetu naar am place bi nga xam ni moom la yelloo ca war cee toog ci réew mi mu bokk muy réewum Sénégal nee na Mouhamed Karer moomu maa ngi koy nuyu ci yooyu anam. وسأقول كلاما من كلام هذا الوزير سمعته قبل ساعة أعجبني كلامه فيه. mu ni dinaa baamtu kàddu goo xam ne gii bi nga xam ne monsieur le ministre doon na wax ba yëkkatee kàddu jëmale ko ci moom Mouhamed Karer nee na kàddu yooyu man dinaa ko baamtuwaat muy yan. في كلام هذا الوزير قضية المسلمين الآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة لم يقاتلوا من يقول لا إله إلا الله. mu ni ci li nga doon wax léegi monsieur le ministre mu ne wóor na ko wóor lool avec certitude li ci jamonoy Seydina Mohamed ba ci jamonoy sahaaba yi amul benn jullit bu jël am benn prérogative benn sañ-sañ yëkkati dara di ko faagaagale ruu benn doomu aadama ni moroomam.
إلا من خرج عن الإسلام وبلاد الإسلام. mbaa boog xanaa ku nekk ci l'islam ba ci yàgg nga génne sa bopp ci l'islam génn lépp loo xam ne li environnement islam la ba pare nekkaat un ennemi de l'islam ñoo kooku dañuy xeex ak moom buñ ko jekkoo dañ koy rey ndax bu ñu jekkoo daf ñu rey. ولم يقاتل الكفار على أنهم كفار. te nee na jamono Seydina Mohamed ba ci jamonoy sahaaba yi les compagnons amul ñu woon droit sax rey benn chrétien mbaa juif parce que rek chrétien la mbaa juif déedéet du la rey. فأول ما نزل في هذا الأمر وهو أمر الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. mu ni le premier verset la première citation coranique qui a ordonné la jihad mu ni baal ma maa ngi làkki tubaab mu ni alxuraan aaye bi jëkk a génn di santaane jihad jëmul ci ki nga xam ni dafa jóg am volontaire yi de dafa ni udina jox nañu ndigal mu jóge ci yàlla li ladina qutilu ñi nga xam ni ñoo ngi leen di agressé di leen tooñ bi annahum zulimu na ko day ki leen koy def mi ngi leen di tooñ ndax amul benn mandarga buy wone mbaa benn raison buy wone ni war nañ leen rey lu dul ni ñoom de den ni génn nañu seen dëkk ca Màkka génn seen kër ya ca Màkka ngir lan sawe seen diine ndax gëm nañu l'islam looloo tax ñu leen di persécuter di leen rey ñu leen na kon jóg leen yi ngeen défendre seen ruu jóg leen ngeen défendre seen bopp. لأن الإسلام يدافع عن نفسه فقد أنزل الله كتابا فيه أمور الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا كلام الله. mu ni kon jihaad ndekete yoo origine mooy légitime défense kee jóg na ni day bëgg a faagaagal sa bakkan am nga droit défendre sa bakkan loolu mooy jihaad te it alquran noonu la régler problème mu diine yëpp amul kenn amul droit di ci réer mbaa nga ci trompé wu. فقد قال الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. mu ni nag alquran a ngi c'est la plus grande constitution bu ma yónni ci àddina ngir mu régler problème mu nit ak dundanam ci kaw suuf ni mu war a dunde ku mu neex nag nga gëm ma man yàlla gëm alquran gëm Seydina Muhammad ku mu naqadi ba tey nga gëma di waaye boo egsee ci man rek xam ne nga gëmoon moo gën. وشروط الجهاد ليست موجودة الآن فمن كان مقاتلا اليوم فليعلم أن شروط الجهاد مفقودة. mu ni bu loolu weesoo yëpp condition jihad amatul sa raison d'être mënatul ne kon képp ku jóg ni da ngay defi jihad na nga leer li yaa ngi koy teg sa bakkan ak sa principe yi bopp waaye li taxoon yàlla instauré jihad condition yooyu abatul c'est caduc. لأن الجهاد أول شرط فيه أمير للمؤمنين تبايعه المسلمين كلا في أقطار جميع الأرض بإمارة المؤمنين يكون مبايعا بإمارة المؤمنين وهذه أول شروط الجهاد. nee na jihad première condition bi mooy réew mi wala réew yi am amirul muminin ki nga xam ni moom mooy buuru jullit yi yilif jullit yëpp jaayante ko ci nangul ko bu santaane ñu def bu teree ñu bàyyi. wa jamii bilaadi almuslimin tubaayi'uhu. nee na du rek Sénégal la ne amirul muminin par exemple bu fekkoon ne Sénégal la dëkk buuru jullit yooyu waa Mali dañuy jaayante waa Mauritanie jaayante waa Gambie jaayante fu réewu jullit ne réew moomu dina déplacé wu ñëw mu def allégeance à ce prince ci amir boobu nga xam ni moom mooy buuru jullit yi loolu anamu fu mu amati.
هذه أول شروط الجهاد فإذا فقدت فلا جهاد. mu ni loolu bu mënul am réew jullit yëpp ànd fal benn buur muy buuru jullit di santaane ak di tere nee na loolu bu mënul am jiyaat mënta am. لأن هذه أول الشروط فإذا فقدت فلا جهاد. nee na charte boobu mooy condition boobu bu fekkee ne amul ci jullit warul warul jiyaat waru ko. وهذا الكلام وليس كلامي هذا كلام الله ورسوله. nee na wax ji du ma sama wax man Abdoul Aziz nee na waxi yàlla la ak yonentam bu tedd ba. ولا أريد أن أطيل عليكم فالوقت ضيق مدوا أيديكم يدعو لكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mu ni mën nañoo dem ci waxtaan ji ba mu bari waaye nag contrainte de temps waxtu yi xat na te nit ñi toogaay bi yàgg na ba tax na dañ ko fi yemale rek su ko defee ñu tàllal loxo yi ñu nangu ñaan te naan amiin. bismillahi rahmani rahim. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء وما نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء لو شاء هذا العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فالطف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. jërëjëf ñu déglu. سأوصيكم بشيء واحد. mu ne am na tuuti lu bu ci doon teg ci wàllu ndénkaane diine. اعلموا أنكم من بلدين أخوين موريتانيا والسنغال. mu ne na ngeen xam ni yéen ñii dafa am ñaari réew yu leen séq yoo xam ne réew yooyu ñoo bokk ndey ak baay muy Mauritanie ak Sénégal. فهذا أخو ذلك وهذا أبو تلك وهذا خال هذا وهذا عم هذا. mu ni ñi fi ne ñëpp ñii am na ñuy tàntaaki bàjjan fële ci Mauritanie ña ca Mauritanie am fi ay nijaay ak maam fii ci Sénégal. فيجب أن تسعوا جميعا في إصلاحهم وإصلاح الكلمة بينهم وندعو الله أن يوفق الحكومتين في اتفاق دائم يشمل الأمتين الإسلاميتين. هذا هو ما أريد أن أقوله. ونشكر محمد عبد العزيز فقد بذل مجهودا كبيرا في إصلاحهم ونشكر الرئيس ماكي سال فقد بذل مجهودا كبيرا أيضا لكن نطلب منهم الزيادة. mu ne kon ñun ñëpp war nañu góorgóorlu ku ci ne foo tollu ngay def sa kem kattan laa de waxuma kem talaayu kattan ndax du ay wolof sa kem kattan ngir lan diggante Sénégal ak Mauritanie jàmm rek di ci am mbokk gi di gën a développé. nee na ci anam yooyu nag lay sant di gërëm ki nga xam ne mooy président de la république bu Mauritanie di Mohamed Ibn Abdel Aziz waaye di gërëmaat ki nga xam ne mooy président de la république du Sénégal la ma ko waxoon sànq nga xam ne doom la ci kër Cheikh na Cheikh Saad Bou ndax Cheikh bu nen na moo ko taaw tudd te it nee na keroog ca Diofior ni sama baay de dem na waaye yow Cheikh na Cheikh Aya yow mii rakkam bokk ak moom de ak baay na la leer ne la mu ko doon defal dinaa ko doubler. ونطلب منهم الزيادة في تقوية هذه العلاقة التي لا بد منها. mu ni may ñaan nag ñaari président yooyu ngir yàlla relation yi nekk diggante Sénégal ak Mauritanie di ay relation mbokk di ay relation yu yàgg a yàgg tegu ci anam yu bari nañ ko gën a yiir gën koo aar gën koo toppatoo ba mu gën a jëm kanam te mucc ci lépp loo xam ne lii du jàmm. nee na loolu mooy sunu njiglaay fii mooy sunu njiglaay fële. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. amiin.